mbokki Sénégal mbokki bitim réew xéewal ñëw na ci askan wi de soxna na fi Fallou Fall mu sëñ Abdou Karim Mbacké andil na leen nag ay produits yu mucc ay produits yoo xam ne xéewale na ci askan wi savon miracle bi nga xam ne day faj siti waaye sama kéemaan gi geneen kéemaan a ngi noonu muy kéemaan goo xam ne ci karaw képp koo xam sa karaw day mooy mi rot am na pommade boo xam ne boo ko ci diwoo rek tàggoog moom pommade miracle boo xam ne képp koo xam da nga am yaram boo ko diwoo di nga wàññeeku ak sirop miracle boo xam ne traitement rognon lay def li nga xam ne mooy drépano pommade miracle boo xam ne mante lañ ko defaree pour lan pour ñi nga xam dañoo am nerf sciatique ñi nga xam dañoo am rhumatisme wala ñi nga xam ne dañoo am fatiguement général ak frotté boo xam ne pour sportif yi ak pompe miracle boo xam ne day faj réew loolu mooy li nga xam ne moom lañ leen indil muy xéewal gi ñu andi réew mi kon yéen yëpp dem leen seeti soxna na fi Fallou Fall fa la nga xam ne ca golf la su ko defee seen aajo faj. mbokk yi ñuy teewlu à chaque fois ci luttetv.com ñu ngi leen di nuyu bu baax ku ci nekk ci turam ak ci santam tey mercredi 14 avril 2021 ñu ñëwaat ak yéen ci yéenekaay yi ma ci ànd ak Amina Ndiaye maa ngi lay siyaare. ziar naa la Omar di ziar képp ki ñuy suivre saa su nekk sur Lutte TV di leen dalaatal jàmm seen xibaaru revue de presse yi. noonu la demee ñëpp ñi nga xamante ne nii Lamine daan na leen nuyu rek ñu ngi leen di nuyu waa Mbir Kilaan FM waa Vice FM ñu ngi leen di nuyu seen ay auditeurs ak seen ay DJ ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di baal ñëpp àq ci koor gi journal bu suñu làmb nag la ñu koy daal di ubbee. mu daal di ñëw ak ñun nag ci le combat royal ginnaaw démb bi ñu gisee le roi des arènes Modou Lo l'adversaire de Ama Baldé def sortie di dànkaafu Ama Baldé tey nag waa kër Ama Baldé ñoom ñoo génn kiñ ci gën a ràññee moom mooy Jules Baldé di mag ci Ama Baldé di itamit bras droit Ama Baldé li mu wax rek Amina leer na nee na Modou Lo moom biir bëre wasin bëre loolu mooy que ni ñoom pare nañu démb tey soog a ñëw te Modou Lo mënu leen a rëcc fenn fépp fuñ ko sox fépp fuñ koy xaare rek bu yeboo mu fekk si leen fa te xam ni combat bi incha allah dina am Ama Baldé dina bëre at ki nga xamante ni moom moo di Modou Lo waaye yemul foofu day mettre pression ci ki nga xamante ni moom moo di promoteur bi Luc Nicolaï gis nañu nag combat bi dafa xaw a yàgg lool ci préparation dëgg la sax jàngoroy coronavirus bi ngantaloon na ko mais jamono ji daal mi ngi yëgalaat li ko naay que ni saison bi moom mooy saison bi nga xamante ni seen contrat bi liñ liyee ci lay daal di jeex donc na daal di jël ay matukaayam pour combat bi ñu mën ko bëri ci anam yi nga xamante ne nii ci anam yooyu la tënkoo woon ci këyit parce que nag Amina ay mag bu ñuy nekk ci dara ci sport boo xamante ne nii léegi sport bu haut niveau la sport bu professionnel la contrat moo leen di liyee mu nekk loo xamante ne nii Amina yaan nañu yàlla nag ñu bëri ko incha allahu rabbi ci biir saison bi moo tax mu nekk combat boo xamante ni enjeu bi bari na coow li bari na ndax boo xoolee seen premier face to face bi ñu waroon amal ci Sen TV mu jugul am ndax insécurité mu jugul am ndax place bi moom moo xatoon. aman combat boo xamante ni face to face bi sax sécurité bi mënuñu koo assurer gum pour le moment ndax fan si ni ñu toll ci combat bi ndax fan si ni ñuy xaare ni combat bi muy côté Ama Baldé di côté Modou Lo gis nañu waa Pikine moom keroog li nga xamante ni amal nañ ko ci buntu Sen TV ngir bëgg a dugg assister li nga xamante ni moom moo di face to face bi waaye ci teg ci tamit cumbukaay yi nga xamante ni indi nañ ko foofu comme que nag face to face bi rek moom moo am dayo bu ni mel foofu noonu fees dell ba kenn mënu leen a téye mujj gi sax waa police ñoom ñoo sàddi ay lacrymogène seen biir ngir disperser leen donc xamuñu combat bi kon naka la nar a mel ak ban dayo la nar a am luy wér te wóor daal mooy combat la ci biir combat la te ñoo ngi koy xaar bés la ci biir bés yi. bés la ci biir bés yi Amina Ndiaye ki wax loolu nag mooy ki fi toogal Fallaye Baldé ñu koy ñaanal moom suñu papa Fallaye suñu borom jéggal ko woyofal suuf ci kaw combat bi nag Amina bi mu taxawee ak léegi def na 2 ans waaye ba tey ci coowu làmb tey journal yi bari dañoo xëy fësal benn affaire bu ñaaw image bu salte image boo xamante ne nii bëgguñu ko ci suñu réew muy ay ndaw yi nga xamante ne nii nekkoon nañ ci arène nationale ci weekend bi ñu passé làmb ja naroon a am coow xale yi di wekki séej ji di ko sàndante mu nekk image boo xamante ne ni image bu ñaaw la image boo xamante ne image la boo xamante ne day yàq làmb yàq na sport rawatina nag li nga xamante ni moom moo di arène nationale ba ndax buñ ne sport ni fair play comme ni ko Matar Ba waxee rek waaye buñ demee tey jii ba supporters yi nga xamante ni ñoom ñoo waroon a gën a mën a garder suñu patrimoine bi li nga xamante ni moom moo di arène nationale bi déjà ba mu paree yàggul bañ fa commencé di bëree ak di fa amal ay lu jëm ci wàllum sport yàggul donc tey jii buñ ko yàkkaatee ñu toogaat nekkaat à zéro ci loo xamante ni dañ cey financé 32 milliards de francs CFA ak lu ko ëpp Matar Ba ñaawlu ko lool waaye nag yemul foofu képp ku ko defoon wala nga bokkoon ci ñu ko doon def jamono ji boo tëddee bul nelaw wala boo nelawee bul ñandoor ndax na nga jàpp ni caméra de surveillance ya nekk foofu noonu ci diwaanu arène nationale commencé nañ koo génne ngir
xool leen bu baax a baax te fa ñu nekk seen biir kër ak fu mu mënti doon dinañ lañ fa fekk. am na solo Amina Ndiaye ñàkk yar rek moom mooy waral yenn yi parce que boo bàyyeekoo sa kër keneen bàyyeekoo këram ngeen indi seen mbër mu bëri si bu ko suñu borom mayee ndam ngeen jubilé kon bu ko suñu borom xañee ndam war ngeen ànd ak moom ci ngor ci fulla ak ci teraanga te ànd ak moom te ñibbi te xam ni moom mi génnoon këram entraîné na rey boppam ba muy génn këram ndam rek la doon gis. arbitre yi tamit ñëwuñu pour yàq làmb yi dañoo ñëw pour defar ko valeur 32 milliards ñu commencé di ko yàq ci yàqte yoo xamante ni amul benn njëriñ yaakaar naa ni képp ku ko def rek war nañ laa teg ci yoon ba tax na mbër yi nga xamante ne ni sax ñu ngi doon bëri ci bés boobu am na ci ay mbër yoo xamante ne ni jàpp nañu leen teg leen daan moo tax journal bi tamit da cee des rek parce que am na ay sanctions yoo xamante ne ni moom Matar Ba yëkkati na ko ci di ko ci wax parce que bañul sax ba menacé leen. bañu ci ba menacé leen comme ni nga ko waxee rek acte de vandalisme bi nga xamante ni gis nañ ñu ndaw yi def ko kàddu yi nga xamante ni moom la Matar Ba njëkk a yëkkati moom yaakaar na ni lii nii nga xamante ni moom la ndaw yi def yaakaar na ni lu ñu dépassé la yaakaaroon na ni suñu niveau dépassé na di def lu ñu mel li nga xamante ni suñu patrimoine national la waaye nag dafa dem ba mujjee nekk loo xamante ni habitude lay doon ndax gis nañu manifestation yi amoon ci réewum Sénégal yàggul dara gis nañu ndaw yi ni ñu fa taxawee woon yàqate Auchan yi ak yeneen ak yeneen yu ni mel mu dem nag ba mujjee nekk seen ADN bu ñu meree rek di yàqate loolu moom lu ñu war a jóg la ndax Sénégal bu ñu yàqalee ñu toogaat ay ati at soog a amaat wala sax duñ ko gaaw a amaat leneen li nga xamante ne Matar Ba wax na ko nee na c'est frustrant c'est choquant et c'est inadmissible dëgg la c'est inadmissible ñu leen di gis ni ñu koy def sans gêne l'état nag nee na du ci croiser les bras dina ci jóg def ca la mu ci war a jóg s'il faut ñu daal di tëj arène nationale bi dinañ ko tëj. bu jëree ñu tëj arène nationale dinañu ko tëj loolu mooy ay kàddu la ministre des sports Matar Ba nee na itamit nag Amina CNG am na soutien wu état bu baax a baax mboolem sanction bu ñu bëgg a jël nañu ko jël dara du leen ci fekk. mboolem sanction boo xamante ne bëgg nañu koo jël bépp daan bu ñu bëgg a teg soit muy ci mbër mi wala soit muy ci supporters yi état mi ngi ci ginnaawam te état sax d'ailleurs bokk na ci lutte bi ñoom ñoo jëlandoo seen loxo Matar Ba teg na loxoom état teg na loxoom CNG teg na loxoom ñu jubali ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di defkatu ñaawteef. yaakaar naa ni Amina Ndiaye loolu moom lu am solo la ba tey ci journal bu suñu làmb mu daal di ñëw ak ñun nag ci Modou Anta le tigre de Thiès ginnaaw bi mu jógewee ci combat am ak Diène Diouf Kaïré daal di koy ñàkk am na ay sanctions financières yoo xamante ne ni dal na ci kaw. sanction financière dañ ko waroon a dagg lu toll ci 660 000 francs CFA mu nekk loo xamante ni daal Zale Mbaye rafetlu ko benn yoon ba tax na nee na dina saisir CNG bi ndax gisul lan moo war a mën a tax ñu daal di jël 660 000 du ko dagg Modou Anta d'après jafe-jafe yi nga xamante ni dund na ko ci kombaam ak ki nga xamante ni moom moo di Diène Kaïré. combat am ak Diène Kaïré nekkoon na combat boo xamante ne ni combat bu neex la combat bu sauvé ab journée lëmb la ba tax na sax moom Zale Mbaye li mu ci wax rek mooy 60 000 li ñu ci boole ci sanction bi ñu ne mbirum assurance la ak yu ni mel moom d'accord ci ba léegi. ba tey d'accord ci looloo tax mu ni dina leen saisir dina waxaat ak ñoom ñu xoolaat bu baax a baax lan moo waral ñuy jël somme bu ni mel ak na mu toll ci dayo bi bëgg ko koo dagg tegaat ci 60 000 francs CFA en tout cas daal dina ci dem ba jeex ba luñ ko ci décider rek mu xam ne loolu la. luñ ko ci décider rek mu xam ni loolu la waaye ci mbirum MMA et tamit doomu réew mi di Reug Reug dina dem pour une 4e fois le 29 avril incha allahu rabbi dem jongante jiwaat ci beneen combat ñu ko ciy ñaanalaat ndam rek. ñeenteelu combat am ci MMA le 29 avril lay doon incha allah mi ngi tasantewaat ak nag beneen naanaan boo xamante ni dara la ci axlu MMA ñu ngi koy woowee Grishenko moom la war a tasanteel le 29 avril incha allah di ko ci ñaanal yàlla ndam. guy gi ak saabu la journal bu tuus bi wala journal bu suñu làmb mu ñëw ci tuusam ndaxte guy gi combat la boo xam ne combat ma Reug combat la boo xamante ne ni combat bu am solo la moo tax journal bi ne guy gi et le sable maanaam guy gi ak suuf si. guy gi et le sable waaw comme ni nga ko waxee rek guy gi ak l'école de lutte mu war fadam ñoom nag changé wuñu benn yoon li nga xamante ne moom moo di seen ay habitude di soutenir seen partenaire d'écurie ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Super Jamono promoteur bi nga xamante ni nag ràññee nañ ko lool nee nañu tamit ki nga xamante ni moom moo di guy gi ñu gën koo xam ci roi de Simbi mi ngi montré bu baax a baax que ni yàkkamti na tasante ak Reug Reug. yaakaar naa ni combat la boo xamante ne nii bu ci jógewee Amina Ndiaye ak ndam dina gën a avancer carrière am dina ci bëri ay combat yoo xamante ne nii ñu bëri doon nañ ko fa xaar waaye professeur Mané ak Sa Ndiambour combat la boo xamante ne nii taxaw na ki ko taxawal nag moom mooy Ousin Production. Ousin Production comme ni nga ko waxee rek moom moo taxawal boobee combat incha allah nekk combat boo xamante ni nag dina neex lool ci diggante ki nga xamante ni moom moo di professeur Anne ak. professeur Mané ak Sa Ndiambour. waaw professeur Sané ak Sa Ndiambour. combat la boo xamante ne nii combat la buy neex a neex moo tax journal bu record Amina Ndiaye ci colère bi nga xamante ne nii le ministre des sports Matar Ba am na ko rek ci la daal di ñëwaat parce que nekk na loo xamante ne nii Amina
encore une fois image la yoo xamante ne day wër monde bi te lu war a wër monde bi dafa war a nekk lu rafet Sénégal nañu ne moom mooy pays de la teranga kon nag teranga bokkul ak yàq teranga bokkul ak tooñ bokkul ak xeex. Omar neexul rafetul lu ngay gis doomu ndaw yi nga xamante ni ñoom la ñu defal stade ngir ñu fay béggee di fa dund sport comme ni ñu ko bëggee ba pare ñoom ñu demaat di ko yàq ci ay futilité parce que sama mbër bëri na sama mbër bëriwul sama mbër daan na sama mbër daanuwul yu ñàkk fayda ñu yàq ci valeur 32 milliards de francs CFA dëgg neexul ba dëgg neexul nag c'est déplorable ba tax na Matar Ba jamono ji moom xol lay waxee xëtër lay waxee tàppe na sur la table nee na bu jaree ñu tëj ko mais ñenn ñi nag moom nee nañu jarul ñu koy tëj fu ñu mënti nekk mën nañ leen a gis à travers les caméras de surveillance ñu daal di leen di sanctionner naka noonu en tout cas daal rafetlu wuñ ko axlu làmb rafetlu wu ko axlu sport rafetlu wu ko. dafa am ay nit yoo xamante ne nii bëgguñu fo bëgguñu noflaay dafa am ay nitu fitna yoo xamante ni dañuy ànd ak nit ñi rek di dox mais duñu bokk ak nit ñi nit ñooñu nag dañu war a yemale teg leen seen place parce que sport. dañ ko war a def ci xel mu sell ginnaaw boo ko defee ci sa ginnaaw bu ñu la nee sa yaram na set ba pare sell nga apte pour def sport sa xel dafa war a apte itamit pour nga mën koo def yooyu mi ñëw di seetaan si nga am yar am teggin am fulla ak fayda ci sa bopp ba yu bari nga bañ koo def parce que tooñ la boo xamante ne nii bu ñu tëjee làmb ji ñoom ñu ko def matuñu 8 personnes wala matuñu sax 10 personnes ba pare nar a yàqal làmb gi yëpp nañ leen jàpp teg leen seen place parce que nag loolu du pour fii làmb àndul ak violence làmb àndul ak coow làmb àndul ak réewande lii nag ab ñàkku yar la rek éducation de base dañ ko war a def ci xale yi Amina. Omar dafa commencé nekk habitude li ma la waxoon sànq laa lay wax rek ndax boo xoolee manifestation yi amoon ci mois de mars bi rek yàggul dara ñu bari yàqate woon nañ fi yàq nañ fi Auchan yàq nañ fi station dajji nañ fi boutique bu nekk yàq nañ fa ay oto taal nañ fa ay oto jàmbur ñu gis ni nag loolu am na yoo xamante ni mujjul woon fenn ndax am na ñu ci tegoon loxo daal di leen di libéré waat ñu bëgg koo def habitude buñ demee ne nag léegi ba ndaw yi fu ñu meree rek daal di yàqate gëm naa ne Sénégal li fi am du bari dinañu bëgg a dem sax ba bëgg a gis jàllu këriñ fekk na jël nañu këriñu jàll ba yëpp daal di koy boyal sànni ko ci suuf donc habitude bi moom faaw ñu jël ci ay mesures yu ferme ngir que mu bañ a amati. ngir que mu bañ a amati njaayeen bi yaakaar naa ni leeral yi loolu rek la woon man maa ngi bëgg a mar naan sax. maa la gën a mar naan tey moom koor gi safagul mais sant yàlla daal naaj bi tàng na ba tax na Omar maa ngi lay baalu àkk ci bésu weeru koor bi di baalu àkk ñu ñuy suivre saa su nekk di leen ñaanal kooru ku jàmm di ñaanal ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi bàyyeekoo fekkee woon ko daaw te fekkee wuñ ko ren jox leen dig daje nag. di leen jox dig daje ba suba ak jàmm incha allahu rabbi képp koo xamante ne ni Lamine dina la nuyu ak Boucar rek ñu ngi lay nuyu fekk la fi nga nekk rek jox la sa suñu loxo di leen jox dig daje ba suba. mbokki Sénégal mbokki bitim réew xéewal ñëw na ci askan wi de soxna na fi Fallou Fall mu sëñ Abdou Karim Mbacké andil na leen nag ay produits yu mucc ay produits yoo xam ne xéewale na ci askan wi savon miracle bi nga xam ne day faj siti waaye sama kéemaan gi geneen kéemaan a ngi noonu muy kéemaan goo xam ne ci karaw képp koo xam sa karaw day dama mi rot am na pomade boo xam ne boo ko ci diwoo rek tàggoog moom pomade miracle boo xam ne képp koo xam da nga am yaram boo ko diwoo di nga wàññeeku ak sirop miracle boo xam ne traitement rognon lay def li nga xam ne mooy drépano pomade miracle boo xam ne mante lañ ko defaree pour lan pour ñi nga xam dañoo am nerf sciatique ñi nga xam dañoo am rhumatisme wala ñi nga xam ne dañoo am fatiguement général ak frotté boo xam ne pour sportif yi ak pompe miracle boo xam ne day faj réew loolu mooy li nga xam ne moom lañ leen indil muy xéewal gi ñu andi réew mi kon yéen yëpp dem leen seeti soxna na fi Fallou Fall fa la nga xam ne ca golf la su ko defee seen aajo faj